monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal ci invitation bi ñu nangul fii sa kër ñu fas yéene waxtaan ak yow actualité yow ak waa mbokk Sunugal 24 gis nañ actualité bi li ko gën a yëngal jamono ji mooy dialogue national bi am na ñu bëri ñu taxaw ñooy dialogue bi amul njëriñ yow bokk nga ci dialogue bi ndax gis-gis boobu nga am ci dialogue national bi. waaw su ma moom d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp mbokk internet yi. di wax ni su ma amoon gis-gis boobu du ma ci bokk ñaareel ba mbir boo nee lii du am da nga fay teg leneen waxee mag ko weddi da nga fay teg leneen ñetteel ba léeg-léeg ma dégg nit ñi woy amuñu pour di waxtaan parce que réew mi ngi ci jàmm mais réew mi nekk ci jàmm moo war a waxtaan parce que boo ko deful xamul luy xew ëllëg te dafa am benn position boo nga xam ni dama koy fàttali pour di ko rafetlu ndax sénégalais dañu dem élection le 24 février ñu falaat président Macky Sall ak 58% mu ni gagné naa ak 58% waaye nag damay déglu 42% yi ci des lan moo tax wote luñ ma maanaam lan lañu bëgg ñu defal leen ko. kon loolu su amee te réewum Sénégal di réew moo nga xam ni ci waxtaan la ñu mës a xamee te waxtaan boobu li ko indi du affaire caaxaan Sénégal dafa bokkul ak benn réew te loolu mën nañ ci joxe firnde yu bare bari. boo xoolee yàlla na yàgg yàlla na wéy yàlla na yàgg ci suñu gox bi yëpp Sénégal muy réew mu fi musul am coup d'état coow mas na fi am en 1962 entre le président Senghor à l'époque ak le président Mamadou Dia président du conseil ñii ni da doon bëgg a def coup d'état ñii ni du woon coup d'état mais li wóor mooy coup d'état musul am Sénégal loolu muy benn. ñaareel ba bi ñuy def ouverture démocratique di dem ci démocratie en 1964 di ci dellu siwaat parce que pour fàttali Sénégal sax multiparti mosu fi jóg dafa fekk ni bi Senghor jëlee pouvoir bi moom ak président Mamadou Dia li jëkkoon nekk seen yitte mooy ko àndul ak ñoom ñu faagaagal la tas PAI bu njëkk ak ñoom Majmout Diop Seydou Sissoko Amath Dansokho ak ñeneen ak ñeneen ñu tas seen parti Cheikh Anta Diop formé BMS ñu tas ko mu formé waat Front National ñu tas ko jàpp ko def ci kaso bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. PRA bi fi nekkoon ñu jël ko dugal ko ci biir gouvernement bi ci la Amadou Mokhtar Mbow mii tey ak président Assane Seck professeur Assane Seck ci la ñu duggee ci gouvernement bu Senghor de sorte que bi ñu dem 1966 ba 1974 benn parti moo amoon Sénégal mooy UPS 1974 la PDS juddu donc ci wàllu démocratie aussi donc boo ko xoolee Sénégal yamul ak yeneen réew yi. est-ce que soxla nañ dialogue dëgg-dëgg li ñuy wax nii parce que réew mi amul jafe-jafe. non loolu laay wax ni bàyyi leen wax naan réew mi amul jafe-jafe réew mu amul jafe-jafe moo war a waxtaan d'autant plus que xëy na li ma lay wax ni comprendre loo ko yow mais internautes yi nga xam ne am nañ une certaine expérience di ko déglu xam nañ loolu lan la war a indi parce que li ñu dund tey dafa am loo am démb moo indi li ñuy dund tey l'histoire xëyul xëy rek cëppeelu comme ça dafa am fu mu jaar ba ñu yëg si fii. non ma ne loolu xalaatu ñi koy wax la man nekkuma ci yooyu xam nga yooyu ay waxu caaxaan la man dama lay wax l'histoire du Sénégal loo nga xam ne mbindeef mënu ko dindi pourquoi Sénégal dialogue war fi am pourquoi dialogue mës fi am te du fi jóg ba àddinay tukki ci wàllu politique wax naa la ko ci wàllu histoire wax naa la ko ci wàllu nation Sénégal mooy la seule nation en Afrique boo nga xam ne famille boo dugg fekk fa tukkuleur fekk fa séréer fekk fa joolaa fekk fa mandeng fekk fa leneen ak leneen dugg ci famille fekk fa musulman fekk fa chrétien ñuy sëy nga dem ci ay sëg demal Joal Fadiouth demal Ziguinchor ay sëg yow dañuy boole jullit ak catholique suul leen ci yenn sëg donc loolu du affaire caaxaan maanaam kuy toog di wax naan dialogue amul njariñ nangam ku amul loo wax da ngay noppi mais ñi am lu ñuy wax dañuy wax encore une fois quand le président Macky Sall bi mu gagné ak 58% ni 42% yi lan la ñu bëgg naa ko xam loolu dialogue mooy tax nga xam ko. mais ci biir dialogue bi dafa am ñoo xam ne dañ ne dialogue bi dialogue national lañ wax mais finalement dialogue politique lañ am boo waral waa forum du justiciable ak waa société civile bi ku ci mel ni ñoom Birahim Seck démb dañoo budde loolu noo ko gisee. xam nga man ku nekk jëlal position bu la neex dialogue politique ak dialogue national loolu ay xam nga nit xam nga réew mi lu ko yàq fi mu ne ñi xam dañoo noppi ñi xamul di wax. te bu ñu rekkee ci réew moo xam nit ñi dañuy dof yi di nit lu problème doogu mooy am ci réew mi
dañu woote dialogue taxawal juróom-ñetti commission benn ci mooy wax waxu politique benn commission bi di wax paix et sécurité beneen bi di wax ci wàllu koom-koom di wax ci wàllu social ñii di wax ci wàllu culture ak yeneen yoo nga xam ni réew mi jéggi coy waxtaane tous les partis daje fa sauf ci sama xam-xam sauf PDS moo fa nekkul directement wala indirectement syndicat yëpp daje fa kilifa diine yi nekk fa chef coutumier yi nekk fa mais ngir yàlla ku ci bokkul de respectel sénégalais yi mënoo am sa jubbu bopp su la neexee nga ni bokkuma am nga ci droit parce que kenn mënu forcer def loo ko lu bugg a def mais buñ ñu ni politique rek li fay waxtaane te commission yi ma lay wax yépp par exemple ñeenti commission ay généraux ñoo ko jiite benn bi ancien gouverneur moo ko jiite ay commission sur la décentralisation lutte contre la corruption mais loolu dafa nekk lu fondamental pour que ñu mën ko waxtaane maintenant koo nga xam ne amoo loo wax wala xëy na dialogue boobu arrangé wu la am nga droit ci nga dem toog mais ña fa nekk bu leen sikkal. mais am na ñu ne dialogue des vieux parce que généraux yi wax nga ko léegi ay retraités la ñuy jël ak ñeneen ñoo xamante ni ki ko jiite tamit retraité la Famara Ibrahima Sagna est-ce que Macky Sall waroon tamit miser tamit ci jeunesse bi en quelque sorte. waxu caaxaan ngeen di wax dans un pays y a pas de jeunes de vieux une nation c'est une nation ñëpp fa nekk une nation ñëpp a ko bokk amul Birame Seck bi nga wax forum civil c'est un vieux forum de gestion ñi koy jiite c'est non mais bokkul si ñu jiite dialogue bi tamit. le problème nekkul jiite ak nekk ci ginnaaw xam nga le problème mooy lan am say xalaat ñëw joxe ko les commissions dañ ko ubbi ku nekk commission ba bëgg a bokk demal nga bokk ci maintenant bu dee nit da ngay dem ci dara pour jiite mais bu la nit ñi wóoloo nga jiite bu ñu la wóoloo du jiite et puis xam nga nous sommes dans un pays boo nga xam ne dañuy jël loo nga xam ne signifié wul dara boo ko xalaatee tekkiwul dara bu ko benn nit waxee rek ñëpp di reprendre di dialogue des vieux mooy lan mooy dialogue des vieux tey bu fekkee ne dañu woote waxtaan ña koy jiite jàpp nañu dañu war a wut benn nit ñu am expérience li koy joxe bokk na ci yàgg a fekke dañu war a wut nit ñu maandu séntu nañ ko ci mag dañu war a wut nit ñu farul fenn ña ko jiite faruñu fenn dañu war a wut ñu bëgg réew mi ña ko jiite ku ci nekk wane nga preuve yu doy sëkk ni nit mënu la gën a bëgg réew mi donc critères yooyu bu ñu ko dajalee yi ci des ñàkk ay vraiment naan dialogue vieux la ak dialogue jigéen la ak dialogue xale c'est la nation sénégalaise moo fa daje. am nañu ne dialogue bi gouvernement d'union la dëgmal. ñooñu xëy na dañu gisaane xam lu ma xamul man daal li ma xam mooy kenn ku nekk boo amee sa xalaat ci réew mi na nga ko joxe gouvernement d'union gouvernement de désunion nag xaw ma ko parce que man nekkuma dans les secrets de Dieu gisaane moo du ma sal ba ndoom du ma waxit lu ma wóorul. nit dafa wax buy wax loo nga xam surtout kilifa wóoroo bu tey nga wax lii suba nga wax leneen bu tey nga wax lii suba nga xam non nit buy wax day wax loo nga xam lu ko leer la lu mu mën a duut baaraam mais ay wax yoo nga xam vraiment ça repose sur rien mais gouvernement d'union bonul bu doon ne dañu dem ba Sénégal war a egg ci gouvernement d'union ba nga dañ koy def buñ ko defee du tey la fi mës a am yàgg na fi am ku ci bëgg a bokk ci ku ci bëggul bokk ci et puis c'est aussi simple que ça. sànq tudd nga ko say wax président Abdoulaye Wade. temps yii passé defoon na benn sortie presse mu ne j'ai été trahi bi mu waxee loolu yéen est-ce que amoo leen yëg-yëg bu ngeen yëg yéen ñi nekkoon ak moom doon liggéey. non ban yëg-yëg man je n'ai trahi personne j'ai jamais trahi de ma vie te du tey laa koy commencé xam nga damay faral di wax ni ñun Ablaye daf ñu defal lu ne ñu reconnaître ko mais Ablaye fekkul kenn ci lalam ngay nelaw sa lal muy nelaw mu yeel a fal la ku ci nekk dafa am foo jaar ba egsi fii. man dañu créé PDS en 1900 ñiy wax fii yëpp ba may bokk PDS bokkuñu ci les années de braise comme ni ñu koy wax année yu métti yi fekke wuñ ko man mun naa yëkkati sama loxo xam ne bokk naa ci ñi fekke les années de braise amoo droit réunion ci mbedd amoo oto booy defee tournée amoo xaalis booy utiliser boo jànkoonteeg alkaati yu ñu duma la jàppale def la ci kaso en 1978 man d'abord en 1976 ñu ànd ak PDS ànd ak Abdoulaye dem aux élections dans la région de Diourbel booba région Diourbel ak Louga benn région la woon 76 novembre 76 lañ def élection découpé ko en deux am région de Diourbel am région de Louga ñu ànd dem ci élection yi en 1976 gagné 2 communautés la muy Ndondol ak Gàdd ñuy jóge ko daanu di xuloo di juboo di ànd di tàggoo di juboo ba suñu jonni tey et si j'ai bien compris d'ailleurs man j'ai l'habitude de dire que du ma commenter les déclarations de Wade
du ma ko commenter nu mu waxee noonu laa koy jëlee la ma ca dégg noonu laa koy déggee la ma ca dégg ba ma ca am dama koy denc pour man mais en tout cas man personnellement ak ñu mel ni man gëm nañu ni on n'a jamais trahi Wade te du tey lay commencé d'autant plus que c'est important dañu ànd ak moom dem élection 2012 la fa xew fekk na ñëpp fekk nañ ko amoon nañ jamono boo nga xam ne ñi fi gën a enfin naa ko bañ a waxee noonu en tout cas ñi fi gën a bari lu ñuy wax yëpp gisoo leen ci combat politique bi bokk naa ci peut-être 2 ou 3 yi nga xam ni dañu ànd ak Wade jusqu'au bout te tey bu nekkaatoon candidat ma ànd ak moom mais nag nekkoo candidat kenn du ma tànnal sama candidat maa koy tànnal sama bopp sur ce plan là c'est très clair nekkul candidat ut naa sama candidat bopp xëy na bu doonoon candidat ma àndaat ak moom mais nekkul candidat